jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës nañ am yéenay faram fàcce ko SYTJUST di syndicat gi ëmb liggéeykat yi nga xam ne yëngatu ci wàllu yoon dañoo xëy traité lu yeneen ñetti fan yoo xam ne nii daanaka duñu ko liggéey muy lu ñuy xal di làbbal bu fekk nguur gi di nangoo saafara kon seen tawat yi la ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom lañ ci indi ñeneen ñu nekk ci grève ñoom ñoo di waa Alliance Gësëm ñoom it ni ki tey ji ci la ñu sóobu ci seen fukkeelu plan d'action ñett dañuy sàkko ci nguur gi mooy nguur gi wax ak ñoom ci biir xibaar tam daañ ci dellu si waat ndongo yi nekkee ci université Gaston Berger ba ca Ndar ñu ngay artu nguur gi sàkku si ñoom ñu wàccoog bor yi ñu leen yi ñu amel seen partenaires yi ñu xayma ko mu toll ci 1 milliard ak genn wàll suñu koppar defuñu ko ñoom taxaw nañu tem ngir delluwaat buum ca boy ga ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg kàddu yuñ ci rotal picc nga ca kaw waaye xel maa nga ci suufa askan wi yeewoo fi ci Ndakaaru te fekk baax fële ca Pakaaw daje ci mouvement bi ñuy duppee forum Pakaaw ña ngay fësal jafe-jafe yi seen gox boobu di dund ndax bu dee ndox amuñu courant teg ci bu ñu feebaree daanaka duñu faju ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ci rotal bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi ak cong am ci suba tey jëlee fële nga xam ni moom mooy di ca marché Ocass nekk fële ci diwaanu Touba ay doomi aadama yu gànnaay ba fees dell muur seen i seen xankaram ñoom ñoo fa daal dugg ci benn bijouterie boo xam ne ni dafay jaay kon ay takkaay yi ci wàllu or ak yeneen yu ni mel yóbbu nañ fa nag ay parure or yu bari ba ñu ko xaymaa daan toll na ci 200 millions ci suñuy koppar lu ni mel nag du bulet ñu koy nemmeeku foofee ca diwaanu Touba ndax semaine bi passé rek lu ni mel amoon na fa lu jëm kon ci xibaar bi dañ ci dellusiwaat ak suñu naataango bi di Mamadou Makhtar Sarr wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi SYTJUST di syndicat gi ëmb liggéeykat yi nga xam ne yëngatu ci wàllu yoon tey ji dañuy xëy xapati yeneen ñetti fan yoo xam daanaka duñu ko liggéey muy lu ñu xam am yére dàbbali su fekkente ne nguur gi mu ngi wéy di leen tàng xablu ñeneen ñu nekk ci grève ñoom ñoo di waa Alliance ànd gësëm ñoom ni tey ji ci la ñuy sóobu ci seen fukkeelu plan d'action beeg ñett Mbaalo Dia Thiam ak ñi ñoom ne bu weesoo urgence daanaka benn liggéey duñu ko amal nguur gi la ñuy sàkk mu jéem a sàmmante accord muy dëppoo yi doxoon ci seen diggante defuñu ko dañuy xel di yëngu-yëngal lu jëmit ci xibaar bi daañu tirson incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar yeneen i liggéeykat yu nekk ci ay jafe-jafe ñoom ñoo di liggéeykat yi nekkee fële ci nouvelle édition africaine ñoom daal nee nañu ab toogandaay ñoxtu moom la ñuy xëy amal tey jii ci buntu kër ga la ñuy sàkku seen njaatige yi mooy ñu fay leen seen i payoor loolu kon ñu ngi ko xamle kon ci am ndaje mu doon amal Cheikh Fall mooy seen kàddu ñu teewlu ko ci téléphone soxna Mamou Diaby Gassama. parce que fukki at ci ginnaaw société bi dafa am ay jafe-jafe syndicat bi di xeex ba mu président Macky Sall ñaa kenn du ko tëj ko jëlaat mu jox leen mais dem jox nu benn ñu liggéey ci benn programme pour ñetti at liggéey nañ ci ba pare Charles Wade bi nekkoon président conseil d'administration actionnaire majoritaire ñu du convoqué soo ko wooyee mu ngi France soo ko wooyee dama dinaa woote bu bañee woote ñu ko jël bugguñu sowaat jafe-jafe yi bëri na parce que da nga fay mais ba nu laa fay day yéex ci ay borom kër fi nekk pour nga fayeeku da ngay daw ba sonn ñu benn ñaar économie ubbi amul dara lu mu defaree livre yi nga xam ne ñoo nekk ci moom la xale yi war a jàng moom la wax programme moo tax ñu toog ni ñett auteurs yi ñu livre yi da ngay war a fekk ñu leen amee xaalis fay ñu la ñeent kër gi dafa war a am salle kër gi dañ ko war a xam nga salle da ngay fay courant da ngay fay ndox léegi nag suñuy continuer kër gi day tëj si li ñu doon woon ci ginnaaw loolu dañu daal ministre de la culture moo war a jël responsabilité mooy état moo fi représenté yëpp Charles Wade mënul të état buñ ko woowee ci lekk yi état moo war a jël responsabilité woote réunion xool ni ñuy def génne ñaar ci loolu suñ ko deful nag di da leen di avertir rek ñu ko deful ñu woo na leen de ñu ne leen boo leen secrétaire général bi ca dañ leen toog ñoom ministère de la culture suñ ko deful di leen ñaxtu xam nga fi ñu ñaxtu Gaston Berger ba ca Ndar ñu ngay artu nguur gi sàkku si ñoom ñu wàccoog bor bi nga xam ne nii moom la ñu amee seen partenaires yi lee ñu xayma ko mu toll ci 1 milliard ak genn wàll ci sunuy koppar boobu ba léegi ñu ngi war a dellu si amphithéâtre yi waaye mënuñu koy def ndax bor boobu lee la ñu bëgg mooy ñu fay seen partenaire seen xaalis defuñu ko ñoom taxaw nañu tembe ngir delloowaat buum ca boy ga Aliou Gueye moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. ñun li ñu amoon li ñuy wax mooy dañoo am mettutub xol te mettutub xol boobu nekk ci ñun moom lañ bëgg ne yuréet
parce que kat lu fees tuuru université Gaston Berger de Saint-Louis musul toog depuis ba mu commencé ba tey musuñu toog ba heure bi te jàng musul commencé mbir yaa ngi nasax te instant bi jàng bu nasaxee mooy réew mi dana yàqu te ñun parewuñu pour réew mi yàqu lépp li ñu war a wax mooy lan lii di restauration ak œuvre sociale yi ba tey moom moo mënagul disponible moo tax ba tey jàng mi fii di université Gaston Berger de Saint-Louis mënagul commencé te loolu li ko waral mooy lan benn bor la boo xamante ne kii di directeur du CROUS maanaam le CROUS ameel na ko ñiy yor restaurant yi te bor boobu moo ngi toll ci 1,640 milliard moo tax ba tey mënuñoo commencé te loolu tamit ñu ngi koy naxarlu parce que ñoom ñii di waa CROUS xamoon nañ ne loolu dina am avant ñuy dem sax vacances leneen li ci topp mooy ñoo ngi woo ñëpp ñi xamante ne ñoom ñoo ngi jublu ci wàllu médiation pour rataxal mbir yi parce que instant bi pour loolu problème dina am il faut ñëpp ñi xamante ne ñëpp enseignement supérieur moo leen ñor enseignement supérieur moom la ñuy nooyee enseignement supérieur mooy li xamante ne mooy seen quotidien moom la ñuy dund chaque jour ñu ñëw jàppale ñu si xeex bi parce que ñun kat jàng lañ bëgg te jàng moo ñu ñor te jàng la ñuy prôné parce que réew mu amul jàng surtout enseignement supérieur mënul dem parce que ñun ñooy jiitu réew ëllëg yi nañ ñu fonk jox ñu suñu gëdd jox ñu lu ñu moom ñu ngi interpellé état bi parce que lii aussi du dëgg du yoon bor boobu doon ñu am ko mooy 1,640 milliard état bi bu ci jógee même pas 30 secondes mën na ko fay mais lan moo tax defuñu ko ay enjeu politique ñun politique ñu ànduñu politique seen waxuñu dara loo xamante ne moo ngi politique te bokkuñu benn parti politique li ñuy ñaan mooy ñoom ñu ñëw te buñ ko deful feek ay fan yu néew dinañ woo étudiants yëpp ñëw ñu daje fii ñu xeexee fi benn yoon te ñoom xam nañ bu baax lan la ñuy wax te bu ñu xeexee bi dina métti noonu ci ñoom. Aliou Guèye picc nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf askan wi yow fii ci Ndakaaru te fekk baax ca gox bii di Pakaaw di benn gox boo xam ne nekk fële ci diwaanu Sédhiou daje ci mouvement bi ñuy duppee forum Pakaaw ña ngay fesal jafe-jafe yi seen gox bi di dund ndax bu dee ndox amuñu ko amuñu courant teg ci bu ñu feebar daanaka du ñu faju ndax amuñu bërëb fajukaay lu nekk nag def nañu ko kilifa gu ñu xam dem nañu seeti ji la waaye dara léegi leen desee mooy jël seeni micro wax ak njiital réew Macky Sall sàkku ci ñoom mu gestu leen ndax sonn nañu Senghor Diba ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. suñu diggante gox bi nga xamante ni moom la ñu nekk rek di ñaan président de la république mooy situation courant bi nga xamante ni moom la ñu manqué ak ndox hôpital loolu la ñuy ñaan président de la république pour vraiment mu jàppale ñu doomu Pakaaw. dëkk bi lëndëm boo xamante ni suñu président di balewul du baax. manqué ndox boo xamante ni suñu président di balewul du baax hôpital amuñu ko yoon diggante Bañeer dem ba Saara Yoba Jega amul fenn foo xamante ni doomu aadama mun nga fa jaar. barrage bi projet bi commencé woon nañu ko mais arrêté na. diggante Bañeer dem Saara Yoba Jega pour nga dem mooy problème sooxee boo xamante ni kenn mun la ko wax. maladie bu ñu ko amee amoo foo koy génnee. soo ko risque la nga jël ko nga teg ko sareet yóbbu ko oto sax pour nga am ko problème la pour nga jël sa maladie yóbbu ko nekk na loo xamante ni yaakaaruñu si kenn nag lu dul président de la république. 65 dëkk yoo xamante ni ñu ngi si gox boobu du courant du ndox du yoon vraiment loolu la ñuy ñaane président de la république pour mu jàmm man dama ne amuñu député assemblée nationale en tout cas député sa gox jàngoro bi ñu nekk am nga plein droit. expliqué ko si biir devant assemblée pour ñu xam ni gox bi nga nekk seen wàppa. amuñu courant amuñu ndox amuñu dara jigéen bu ñuy wasin sareet la ñuy jël yóbbuñu loolu xam nga rafetul kenn ku nekk am nga jigéen moo leen jur jigéen seen jigéen lañu waaye tey jigéen bu ëmbee juróom-ñeenti weer nga tey da ngay wasin ñi jël sareet di la yóbbu bala ngay egg lu ne xaj na fa. coowal suuf juddu ci amoo 4-5 Abdelkader askan wa ñoo boole doon benn dank di ñaawlu seen menum bayal bi nga xam ne ni moom lañ fa desee te ay promoteur immobilier yi jóg na dañ koy foqate ci seen yoxo waaye nag seen bakkal lañ ci teg waaye duñu seetaan benn yoon ñuy nangu seen bayal bi nga xam ne nii moom kese la ñuy dese ngir julee fa it waaye tamit seen xale yi ci bayal boobee kese la ñuy yaakaar ngir tàggat fa tey fa seen yaram. ab assemblée générale la ñu woote woon takk ay sagar yu xonk ci doon ko fësal ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Théodore Semedo. te lépp lu wax nañ ko tabaski fi lañ koy jullee ndox mi surtout ñun ndox mi kër yi nga xamante ne tey jii ñu ngi defal pavage amuñu assainissement amuñu dara assainissement bi c'est très important te amuñu ko ñu war a ñëw nag jëlaat suñu terrain yi dugalaat ñu ci beneen carcan boo xam ne dootuñu amati fu ñu noyyee su boobaa chaque année ren jii rek ci mujj bi ñuy assainir man sama kër ci suuf. dañoo dafa tooy xeb ba yàq ordinateur yàq kay yeeg yëpp ak valise yi. terrain bi xam ne wax nañ ko ku nekk wax na ko dañoo bëgg tey jii nañ leen jox beneen terrain te bàyyi ñoog suñu terrain état bi mën na ko filao yaa ngi nii
amoo la commune de Ndiarème Limamoulaye am na ci fi 6 hectares su ñu leen fa dee affecté nañ leen ko affecté foofu ñu bàyyi ñoog suñu terrain ci li ñu wax bu dul loolu ñu affecté leen faneen parce que état moom il est souverain. parce que fii intérêt collectif la waaye nit ki ci boppam intérêt personnel am bugg a wat intérêt collectif loolu war noonu nekk jël ko pàccee ko def ko ay parcelles lu mat ñeent fukki parcelles ak juróom jaay ko lu mu bon benn bu ne boo ko doon jaay dana toll ci 20 millions muy xaalis bi bari loolu wax dëgg yàlla gënul te loolu ci benn poche ngay dem. ñu ngi ñaan autorités yi ministère de l'intérieur ñu ngi naan ci ministre de l'urbanisme ñu ngi naan président de la république lu mu ci mën def ko ci quoi ay élection la ñu jëm mais dama yaakaar ne ñii ko yëngal xanaa ñoom dañu contre état bi. dañuy julli it ci la ñuy def sunu ay chants religieux lépp lu ñuy def fii lañ koy defee sunu xale yi fii lañ def seen EPS fii la ñuy defee lépp terrain bi nag bañuñu ci ñun jigéen ñi de bañuñu ci ñun dee ak sunu ay doom terrain bi balaa ñu ko tabax dinañ jaar si ay cadavre billaay walaay taalaay ñun nag xoolal ay dee ak ay mort parce que duñu reculer muku billaay duñu reculer muku ñu ngi leen di xaar nag avec une xoolal mobilisation forte billaay walaay loolu lañ xam pour jeunesse ñu xam ko nag. bu jógee ca Mbour dañuy xuusante ba fële ca Malicounda ngeen ñi fa xamul ab gox la boo xam ne ma nga nekkee foofee ca diwaanu Mbour askanu tamit ñoo génn di wane seen bopp ne ànduñu ci décision bi nga xam ne nguur gi jël na ko ne def ab centrale thermique ndax baaxul ci seen wér-gu-yaram ci ab dox ñaxtu nag gu ñu doon amal ñoom askanu ñaaw nañu taxawaay seen maire bi ñu ne daanaka daf leen a tayle bëgg a foqati seen yoxo jàppale nguur gi ngir ñu mën a jëndal centre boobu ci seen biir gox boobu lee waaye nag loolu yi moom duñu ko nangu ndaje moomee Théodore Semedo lañ fa yebaloon. askan wi yeewoo ci diwaanu Malicounda ñu ngi woy ba tey di fësal seen ñàkk ànd ak ñu samp benn centrale thermique ci seen diwaan ga. centrale thermique bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a implanter ci diggante Malicounda wolof Malicounda bambara ak Malicounda séeréer fi nga xamante ne vraiment moom la ñooñu am pour ay dëkkuwaay parce que centrale thermique bi fi ñu ko war a def sax am na foo xamante ne dañ koo lotissé ba pare te fi nga xamante ne foofu lañ ko bëgg a placer tamit dafa jege cimetière maanaam sëgu Malicounda. askan wi ñaawlu nañu tam taxawaayu kilifa yi leen bokk jaboote ndax ci seeni gis-gis ñooñu dañoo bëgg a wañ seeni loxo ngir samp fa centrale bi. li ñu ci xaw a jaaxal nag mooy ñun suñu autorité locale dañoo bëgg a forcer projet bi te dama jàpp ne santé amul njëg ak lu ñu leen mënti jox ak lu ñu leen mënti dig ci projet bi yaakaar naa ni waruñu ko valider ndax du benn doomu aadama bu ci feebaree je crois que ni moo gën ay milliards ndax nit mooy liggéey ay milliards ak lu ñu leen mënti jox waruñoo tayle population Malicounda. ngir bañ bépp xeetu jàmmarloo nag ñoom askan wi nee nañu bind nañu ay bataaxal kilifa yi ŋànk réew mi ngir ñu jëlee centrale bi ci diiwaanu Malicounda yóbbu ko feneen. ñoom autorité yi xaaruñu ko ci ñoom te dañu leen di ñaan bu fekkente ne ñoom mën nañ ci dara ñu dellu ginnaaw fexe ni ñuy délocaliser projet bi parce que centrale thermique fi ñu koy implanter dafa war a sori habitation yi mën nañ koo def feneen foo xamante ne dafay sori population bi donc loolu la ñuy ñaan bu ñu mënee délocaliser projet bi ñun loolu moo ñu gënal. ginnaaw bi ñu amalee benn doxu ñaxtu ak tukki nemmeeku ci dëkk yi nekk ci diwaanu Malicounda yépp ñoom ñi àndul ak ñu sampal leen centrale thermique bi nee nañu fi ak diir gu néew daañu yokk seen tolluwaayu xare. Mbour Thierno Daaf radio télévision Walfadjri. jaajëf Thierno Daaf ñu ngi lay sant la gërëm ci la ñuy tàbbi seeg yéen ci xibaaru tàggat yaram yi Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ ci àndal.
jërëjëf mbokk yi ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy mbirum tàggat yaram xam ngeen ne que fu mu nekk nii saison handball tëj na démb lañ doon amal li nga xam ne moom mooy final fële ca Iba Mar Diop mu nekk benn final boo xam ne ci wàllu jigéen yi Tivaouane moom mujjee daan Saltigué ki nga xam ne ci wàllu góor yi Asfa moom mujjee daan ISEG waaye nag loolu nag ba tax na fu mu nekk nii dañ leen di dégtal ñii di waa entraîneur u Saltigué bu entraîneur u Saltigué ak entraîneur u Tivaouane ngeen déglu ñoom li ñuy wax bi match bi jeexee. Tivaouane 12 ans wa ngi nii bi ñu formé équipe bi à Tivaouane donc ñu qualifié 4 finales donc nit ñi sax dañuy foog na ñun dañuy qualifié final lu bëri di ko perte mais équipe bu bees la xale yi ñu amoon benn défi bu mag bu ñu waroon a relevé tey mooy gagné Saltigué 9 ans wa ngi nii coupe du Sénégal mu koy gagné donc équipe bu toll Tivaouane bu ñëwee génne Saltigué foofu noonu donc mën nañ ni exploit bu mag la donc dañuy mën du féliciter xale yi. dañ leen wax ñu dëggal seen bopp parce que équipe bi ñëpp d'accord nga ñoo mën ci championnat bi fii nii au niveau national waaye bu ñu ñëwee ba ci ay final supporters yi ñëw affaire yi am xale yi dañuy xaw a crispé wu moom la ñu waxoon ñu leen nag full fit ak fayda mooy gagné match bi xale yi deuxième mi-temps bi ñu ñëwee bi ñu bàyyeekoo rek amul benn équipe bu la mën a attan ci Sénégal. dañ koy accepter sportivement nous sommes des sportifs on peut pas gagner mënuñ gagner éternellement mais nag góorgóorlu woon nañ nag on s'était bien préparé pour gagner waat coupe bi mais comme li yàlla tudd rek tey Tivaouane ñu leen ko gënoon bëgg ñëw nañ jël si coupe bi ñu leen ji félicité di encouragé sama jigéen ñi jàmbaar lañ nag jàmbaar lañ ndax ñoom ñëpp pratiquement bët ki démb ñoom ñëpp a tawat mais n'empêche joxe nañ liñ mën mais liñ doyutoon pour ñu mun jël ndam bi. jërëjëf kooku moom moo doon ñii nga xam ne ñooy tàggat équipe Tivaouane bi ak équipe Saltigué bu Rufisque ci wàllu góor yi Asfa moom mujjee jël ndam ni dañuy def rek dégtal leen maanaam ñii di tàggat équipe Asfa bi ak équipe bi nga xam ne moom mooy ISEG. équipe bu baax la ay y a des internationaux yoo xam ne que ñu ngi ci biir mais dañu xaw a manqué c'est pas ça problème administratif la quoi mooy que problème de muté. waaw mais su loolu avec y a 5 yoo xam ne que ils étaient dans le terrain et y a 5 autres yoo xam ne que ñu ngi woon ci kaw tribune bi et ce que veut dire imaginer comme par exemple ñoom suñu nekkoon dans le terrain kon leneen la ñuy waxaat waaw mais loolu c'est le règlement mais noonu la mënoon demee. match bi métti woon na trop mais ñun ñoo ko méttil lu tax ma ne ñun ñoo ko méttil parce que dañoo ñëwoon taf ñu bëgg a plier match bi lem ko xeeb équipe bi. te bu ngeen seetloo même si journaux yi maa ngi wax équipe kenn du ko xeeb déjà maa ngi joué ak ay coach yoo xam ne am na expérience ay anciens internationaux lañ ay coach yu am vécu lañ d'ailleurs kenn kii sax daa naa si ay loxoom kon ñooñu booy joué ak ñoom da nga leen di respecté xam nga te dañoo ñoom dañoo préparé final bi comme il se doit mais yàlla suturaal nañu ba li ñu doon ñaan am nañ ko mooy double bi. ñu ngi koy sant yàlla. voilà kon nag bu ñu jógee ci handball dañuy dem ci navétane lii nga xam ne mooy Bambilor zone 10 bi kon nag ñoom nag li ñu bëgg ci année bi moom mooy violence bañ a am ci navétane yi seen président mu ngi ko doon xamle bi ñuy def remise d'équipement sportif bi nga xam ne kii di maire bi Ndiagne Sow defoon na ko ci foofule ñu ànd ci ak ki nga xam ne mooy Najib Sagna. zone bu Bambilor moom nag doxee na ay matériel sportif ASC yi fa nekk ak ODCAV président ODCAV nag moom bu ñëwee lii la ci wax. bu fekkee ne li ñuy def maire yi dañuy jël seen koom waroon ko mën a def si njàng mi waroon ko mën a def si wérgu yaram bi ñu ne dañuy siy compal ñun ndaw ñi ak sport bi mais day jaadu aussi lépp lu ñu jàpp ñu bàyyi ko ñëw teewe ko rawatina nag kii koy def ni mu koy defee dafa rafet te dañ si gis suñu bopp. parce que saa yu koy def day diisoo ak zone yi day diisoo ak ASC yi présidente commission bi lépp ñu liggéeyandoo ko sig dal sig tey et que ñëpp bokk ñu xalaat ni mu gën a rafete ñu defe ko. waa zone 10 nag ñoom nag ren dañuy gën a liggéey si sensibilisation boo xam ne ni ñu ko def contre la violence ñoom nag nee nañu loolu am nañ njëriñ ñu déglu président de zone bi. waaye moom vraiment macha allah mais nag loolu bu demee ba mën nekk c'est parce que xalaat nañu ne nit ñi si seen wàllu bopp ñoo dem ba xam ne yëf yi kaf ak fo rek la. donc maturité boobu nga xam ne am na si doomu aadama yi si nit ñi si supporters yi donc ba tey jii lii mën a am dañuy ñaan yàlla mu continuer sax donc dañuy santaat yàlla
di ñaan aussi vraiment fu mu toll nii ak li jot a xew mu continuer mel noonu pour toujours. maire booba Milor nag moom bu mu jëlee kaddu lu mu wax dafa tontu ñoo xam ne dañu ne que sur le plan sportif defu fi dara moom nag lii la ci wax. Je lance un appel à ma jeunesse. Bambilor nous appartient. Vous m'avez élu pour un mandat de 5 ans. Mais amul benn dëkk bu ma mën a taxaw te mënoo na maa fa def lii. Les problèmes politiques ne manquent pas. Chacun est libre de choisir son camp politique. Mais s'il s'agit de dire la vérité, vous savez bel et bien que le conseil municipal de Bambilor est en train de travailler pour les populations de Bambilor. Je le dis partout et je défie quiconque qui peut avoir un programme mieux que le programme d'Indien Diop dans la commune de Bambilor. Non, gisuñu ko. Nous sommes en train de faire outre nos compétences. Kenn mënul taxaw na jël naa toolam wala jël naa suufam dagg naa ko jaay ko may ko indi personne ne le dira. Kenn ku ci ne suuf suñu dagg yaa dem jël sa tool dagg ko def koy kër ñëw ñu toll lay këyit. ku mu neex taxawal ci réseaux sociaux yi waxal lu la neex waaye bu ñu duggee ci terrain bi rek di nga xam ku la man kenn te man maa man ñii taxaw di wax. commune bu Bambilor nag mi ngi taxawal ay infrastructures yu bëri si gox yëpp waa commune nag bëgg nañ tabax ay terrain multifonctionnel pour mën a jàppale sport bi si gox yëpp fii si Bambilor nañ Sénégal télévision Walfadjri. jërëjëf kon nag loolu moo doon li nga xam ne waa Bambilor bu ñu fa jógee nag dañuy dem Dagana ASC Jubo moo mujjee jël final bu ODCAV bi daan ci ki nga xam ne moom mooy équipe bi ñuy wax ASC Savoie ñetti tiro bi ci benn ba final ba jeexee nag Gabriel Barbier tàllal na micro kii di président ODCAV bu Dagana ñu koy wax Massamba Diagne ñu déglu ko. opposé nag deux équipes de la zone 11 muy Jubo bu Ndiaye ak Sawañ mais li ñuy préciser foofu mooy commune u Diama dafa xaw yaatu ndax commune la bu regroupé à elle seule ñetti zone 9 bu Diama zone 13 bu Mbundum ak zone 11 bu Tàkk Ngañ bi nga xam ne tey fi la ñu joué final bi nag joué nu ko si anam yu rafet yàlla def na tey Jubo bu Ndiaye moo gagné Sawañ si tir au but mais li si am solo mooy la finale s'est jouée dans un esprit fair play amul violence vraiment autorité coutumière yi ñëw nañu autorité administrative yi ñëw nañu parce que même le sous-préfet a fait le déplacement maire beeg conseillers municipaux yëpp ñëw tey communier ici à Ndiaye ñu def ko une fête du football dans le département de Dagana véritablement donc tey mën nañu wax Gabriel que ni le football a triomphé dans le département de Dagana et plus précisément dans la zone 11 de Tàkk Ngañ. waaw mbokk yi luy moo fi rusoon ci wàllu tàggat yaram xanaa di delloo lenge yi ki nga xam ne moom mooy kii di Seydina Omar Ba. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant ko gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbi seen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm ci ubbiteb l'école bi Walf Quotidien xëy dalal Kalidou Diallo jiitoon fi njàng meek njàngale mi ci diruk ñetti at ca nguruk soppi ga woon ana na mu gisee ubbiteb l'école ren ji Kalidou Diallo wax na ci gis ne bari na ci ay écoles yu munagul door njàng ubbi tey jàng tey lu baax la waaye matal ko doon na lu jafe lool ndax ubbiteb l'école bi yemook nawet gi jeexagul abri provisoire yi bari ci l'école yi ca Bakel daanaka ubbiteb l'école gi demeegu ni ca Kaolack lenn ci ay école ya ñoo ubbeegum rawatina ca Vélingara Ferlo Kalidou Diallo yi wax leneen ci ay kàddoom ci biir yéenekaay bi moo dina jafe lool gouvernement bi maanaam nguur gi di sàmmonteek ay engagement am Walf Quotidien lu jëm ci koppar ya ñu xaymal njàng mi Kalidou Diallo ne téeméer boo jël juróom-ñetti fukk ak ñaar ya ci payooru jàngalekat yi lañ koy jëmale jawriñ nga ñu dénkoon wàllu njàng meek njàngale mi ca nguruk soppi woon
yoon xamle ne ci bulletin de salaire u jàngalekat bu ne jéego syndical am na ca Kalidou Diallo ne kuréelu syndicat yi boot jàngalekat yi doon na lu am solo ci réew mi ndax jot nañ fee saafara lu bëri tax nañu ba jàngalekat yi gis seen bopp ci njàng meek njàngale mi yéenekaay bi di Le Soleil daal di ko feelu des ci wàllu payoor mu jëm ci wàllu fonction publique yéenekaay bi ne payooru fonctionnaire yi ci atum 2019 gi ñu jëm dina jóge ci juróom benn téeméeri milliards ak juróom-ñetti fukk ak ñett yegg ci juróom-ñaari téeméeri milliards ak ñeent fukk ak ñett ak lu teg Walf Quotidien xëy am taxaw seetlu ci budget bu Sénégal maanaam koppar yi war a gunge réewum Sénégal ci atum 2019 yéenekaay bi ne toll na ci ñeenti junni milliards yu teg téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn waaye ci yooyu la koppar njiitu réew mi Macky Sall ceral na ci ay nitam fàttewul ñamu bokkal coalition Benno Bokk Yaakaar doore ko ci Moustapha Niass njiital Assemblée nationale lañ ko xaymal ci budget toll na ci fukki milliards ak juróom benn Ousmane Tanor Dieng njiital au conseil des collectivités territoriales lañ ko xaymal ci budget toll na ci juróom-ñetti milliards Aminata Tall njiital conseil économique et social et environnemental lañ ko xaymal ci budget maanaam ci koppar toll na ci juróom benn milliard yéen cabinet Mouhamed Boun Abdallah Dionne premier ministre moo ca ëppale njiital primature lañ ko xaymal ci koppar maanaam ci budget toll na ci ñeent fukki milliards ak juróom-ñett Walf Quotidien ñoom ñeenti ñi le ñoo am baxu ci budget bu Sénégal yéen cabinet l'Observateur de si wàllu koom-koom ak lii di loi de finance atum 2019 yéen cabinet lañ ca jukki da ngay dem ba yaakaar ne waxatuñoo ak Sénégal maanaam beneen réew la ñuy waxal ndax résultat yañ ca wax maanaam jure fe ca tukkee wute na lool ak li xew ci terrain bi feeñ ci njàng meek njàngale mi feeñ ci wàllu paj mi feeñ ci wàllu mbéy mi ba ci bor bi Sénégal ameel ak taux de croissance bi ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wi joxe nañ ci seen xalaat Sidi Ba mi yor kàddu conseil national de concertation et de coopération des ruraux xam le ne mënuñoo dingat ay chiffres mënuñoo dingat lim waaye baax nañu dem xooli ji ci terrain bi ngir xam li fi nguur gi def Omar Wali Zoumaro njiital Sels Authentique gis ne nguur geek na muy doxalee ak calcul yam cay def doon lu gàllankoor lu bëri Maysa Babu xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom-koom maanaam di économiste mi jàpp ne taux de croissance mi ñu bàkkee réewum Sénégal ne toll na ci 6,2% loolee feeñul ci askan wi maanaam feeñul ci seen dundin Maysa Babu ne lu jëm ci bor gi tegu ci ndoddu Sénégal doon na lu gësam lool trésor Sud Quotidien xëy seq waxtaan ak professeur Ali Mbaye mi xam le ne lii di pétrole ak gaz mi ñu ne feeñ ci réewum Sénégal munta yóbbu réew mi ci yokkute maanaam munta jur coppite yu bëri yéen kaabi di la turbine xëy wutali Sabadola ca or ba yéen kaabi ne waroo am na ca tonu or ya ñu ne moo fa bàyyeekoo gannaaw bi Sabadola xam le ne jëlee nañ fa lu tolloog juróom benn tonu or ak lu teg nguurug Sénégal ne déet ne lañ fa jëlee toll na ci juróom-ñaari tonu or ak lu teg yéen kaabi di laajte ana juróom benn téeméer ak juróom fukki kilo or yi des ana fu mu féete yéen kaabi di 24 heures di ñu xibaar ne fan yi ñu weesu professeur Malick Ndiaye ma nga féete woon ca kaaf bu police centrale gannaaw doxum ñaxtu ga ñu doon amal ajjuma ji ñu weesu ak waa dog bu mu gàcci yéen cabinet seen doxum ñaxtu googule mujjuta sotti professeur Malick Ndiaye ak ñamu àndal ca lañ leen tegee loxo yóbbu leen ca police centrale doon lu metti lool professeur Malick Ndiaye ay kàddoom ci biir yéen kaay bi professeur Malick Ndiaye ne puqus bañ leen fanaanal bu yeesoo melokaan ba xataay ga xeet gu bon ga fay bawoo jinax ya di jaabante seen kaw professeur Malick Ndiaye xamle ne jot nañu xoolaat nekkinu askan wi ci yooyu le bërëb rawatina ñii di policiers yi jot nañu taxawal seen syndicat ngir mun a ñaxtu ci seen jafe-jafe yéen kaay bi di Les Échos ne jafe-jafe njiitu réew mi Macky Sall amatu ko ci Ndakaaru gannaaw bi ko Moussa Sy maire bu Parcelles Assainies fekk see ci APR njiitu réew mi Macky Sall jot na ko dalal ca pale ba xamle ne ci waaxu Ndakaaru yéen gi fi ëppoon napp na ko maanaam fexe na ba Moussa Sy ne ci wetam yéen kaay bi di Dakar Times ne tey ma wax leen guerre gi am ci wàllu parrainage bi maanaam corruption gañu ne moom la APR di doxal ci parrainage bi ngir mun a dagaan ay signature yéen kaay bi ne bu dee ca France képp ku fa bëgg a signal njiitu réew mi Macky Sall APR dina jukki lu tolloog 10 euros fay la ko yéen kaay bi di Direct Info xëy duñu dégtal Moustapha Diop ak mouvement gamu taxawal bees yéen kaay bi ne mbooloo mu takku ñoo ko dar keroog ci samedi gi ca stade Alassane Djigo bu Pikine fa la yëkkate ay kàddoom ne am na yaakaar ne njiitu réew mi Macky Sall day faluwaat ci boppu réew mi libération ne kenn demul mu des moom Ousmane Sonko ne bëgg naa falu ci boppu réew mi yéen kaay bi ne saaraan na moom Ousmane Sonko mi xam le ne woy politique yi ay defkatu ñaawteef lañu ba tax na rangale leen fetal leen amul lenn lu ci ay ne doo ca jëlee bakkaar ay kàddoom lañu fekk ci biir yéen kaay bi di l'Observateur moom njiital Pastef Ousmane Sonko mi wax ne jël Abdoulaye Wade jël Abdou Diouf ak Macky Sall boole leen fetal doo ci jëlee benn yoon bakkaar Ousmane Sonkoy wax yéen kaay bi di Vox Populi ne la mu wax tax na nit dar gémmiñam yéen kaay bi gis ne Ousmane Sonko fakasalu na la mu wax ëpp na maanaam la mu wax xejul ci nopp ay kàddoom ci biir yéen kaay bi Ousmane Sonko leeral ne suñu woy politique yi ay reykatu nit lañu maanaam ay criminel lañu rawatina ñu jot a jiite Sénégal lu ko dalee 2000 ba tey faatu leen dagan na ci ñoom te doo ci jëlee bakkaar yéen kaay bi di enquête xëy duñu enquêtal yenn ci jigéen ñi jëfandikoo dorog yéen kaay bi ne lim gaa ngay bëgg a ëppi dayoo bari na lool ña koy jëfandikoo bokk na ci ñooñeel jigéen ñi siw rawatina ñuy jaay seen bopp ñooy faral di jëfandikoo dorog te la leen ci dugal doon lu doy waar lool Le Quotidien xëy dellu soit ci match bi doxoon ci diggante Sénégal ak Soudan yéen kaay bi ne googule match gaynde yi am nañ ci ndam daan nañu Soudan ñetti bal ci
dara yéen cabinet waaye nag gaynde yi footballé dalul xel faw ëllëg ci talaata ji gaynde yi daanaat Soudan ngir mun a am qualification ci Coupe d'Afrique gi ñu jëm. jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi koy sant ko gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb Isaaxa Diagne moo fare woon ci xarala gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ak soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba bon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanug sunu gaal yendoog jàmm